ak lu nu xëyee dañ koy dooree ak l'observateur lañ koy tàmbalee soxna Fatou ñëwaat nag ci intimité Lion bu Sénégal dugg na bu baax a baax ci tanière bi ndax Covid bi dafa am lu bëri lu mu changé ci seen dundin foofa ca Bafoussam gis nga ko changement bu bokk na sax boo xoolee fédéraux yi seul ñett rek lañ bàyyi ñu autorisé ñu dëkkandoo ak gaynde ci seen hôtel bi regroupement itam par petit groupe ci chambre yi tere nañ ko bu dee lali nag distance bi daanaka dem na ba ci 2 mètres ñoom gaynde yaa ngi nii dawal seen i vélo takk seen i masque mel ni kon coronavirus bi am na lu bëree bëri lu mu changé ci nekkinu gaynde yu Sénégal bonne nouvelle bi mooy ña ca amoon corona dellusiwaat nañ kon mu ñu amaakaar ni doon football suba Ousmane Sonko moom démb ba mu nekkee fële ca Guédiawaye rawatina ca Golf Sud mu ngay menacé Aliou Sall maire ba ak tamit kii di Lat Diop di xëccoo Golf Sud moom nag nee nañ bis bu 2024 danañ dem kaso bala nag ca Fatick benn garde corps Ousmane Sonko moo wulli benn waay boo xamante doon wax Sonko violeur buñ sukkandikoo ba léegi ci journal bi gis nga ko présence des femmes ci campagne bi tamit yéenekaay bi def na ci li nga xamante ni kon moom mooy benn dossier jàpp ni daal grande offensive la pour rek briser le plafond de verre buñ sukkandikoo ci journal bi nag muy musiba naaru laay ma nga xewee ca Jolof ca barke ji kii moom jaasi la yor daanaka daggate comme njortoon na dara egg ci ñaareelam mbiram fiiraange nag kon moom moo jur boobee musiba beneen musiba it ca Touba gis nga ko kii moom rek dafa daanu woon aal ba tax mu jam boppam paaka daal di gaañu lii it ma nga xewee suñ koñ Pikine gis nga ko dafa dugg suñ jumaa ja jël basangu imam ba jël mbalaan ba ni wasifa daal di ne mër ak moom ma nga xewee kon ci jumaa yi Pikine Ouest journal bi daal dina def benn dossier tam gis nga ko ci li nga xamante ni moom mooy infidèle série boo xamante ni mi ngi waaj ñëwaat fii ci Sénégal ba léegi rek ci campagne électorale bi ak tamit gis nga ko attaque gi nag tàmbali na fii ci Ndakaaru ca Saint-Louis ca Yëmbal mi ngi noonu kon ba ci sax gis nga ko soxna Soham Wardini moom nag maire sortante bi am na loo xamante yëkkati na ko rek jàpp ne adversaire am daal li leen war a def mooy ba arrêté di rek xeex seen biir ak yu ni mel boo xool tamit Ousmane Sonko moom nee na buñ fal maire yoo xamante ni après dañuy dem kaso 2024 maître Mary Teuw Niane moom dafa jàpp ni wujjam di Mansour Faye moom moo saboté campagne am Yëmbal Sud tamit diggante Amadou Hott ak Bara Gaye tàng na trop jëm kon ci boobee bataille dimanche la incha allah yooyu élection yi yooyu élection ba léegi 23 janvier buñ sukkandikoo ci journal bi di enquête gis nga ko kon logistique bi daal maanaam matériel électoral bi mi ngi ci place IBK génn na àdduna wante nag moom nam jiite woon Mali daal daanaka dans de si la jafe-jafe mooy un pays boo xamante daal tamit bàyyi na ko ci jafe-jafe kii di Covid bi tamit bàyyi na gayndey Sénégal buñ sukkandikoo ci journal bi. rapidement le quotidien ay dëgg yoo xamante ni moom Soham Wardini daal dina ko yëkkati ci yéenekaay bii di le quotidien gis nga ko noonu moom nee na Barthélémy Dias dafa plagier programme am Diouf Sarr moom ñetti yoon rek nga mës a ñëw ci conseil municipal ci ñetti at ci juróom-ñaari at moom soxna si moom a yëkkati yooyu kàddu génn àdduna IBK journal bi daal di ñëwaat Sonko moom dafa jàpp ni Lat Diop may xëccoo Golf Sud moom ni laan la woon ca ENAM ba nekkoon Ngoné Ndour mi ngi laaj gars yi ñu daal di fay kan ñi nga xamante ne artistes yi parce que seen son yi ñu utilisé ci campagne bi. aywa Le Soleil. Frédéric Barnedette waaw moom mooy directeur général bu voilà moom mooy directeur général bu Bardenet moom mooy directeur général bu SETER moom nag ñëw na ci abonnement yi nga xamante daal prévoir nañ ko jëm kon ci TER bi waxtaan woo xamante seq na ko ak journal bi di Le Soleil et puis Lions yi tamit complété wu nan fële Pape Diop tam seq na waxtaan ak journal bi di Le Soleil armée ba daal dinay taal toolu yàmbaay fële ca Casamance. aywa libération moom li mu jàpp rek mooy Senelec la daal di ñëwaat ba léegi rek protocole boo xamante daal bambula la ko tuddee gars yi daal dañuy saax-saaxee tong-tongee kër ga ay salaire yoo xamante ni salaire de base la yokk nañ ci 15% contrepartie réduction des heures supplémentaires yoo xamante tamit depuis 1er janvier le prime yi tamit 10% la annuel ak tamit lépp loo xamante daal jëm na ci car plan ay agent yoo xamante ni ñu ngi leen tuddee agent de maîtrise ñoom it ñu daal di leen yokkal seen mbir ba tax na journal bi daal di ñëwaat fitna amoon na ci diggante police ak gendarmerie fële ca mbaaw buñ sukkandikoo ba léegi ci journal bi di Libération. La Tribune ak revendication multiple yu nemmeeku rek ci secteur socio professionnel yi fii ci Sénégal mu mel ni kon ay dossier brûlant la yu nekk ci table président Macky Sall yi joyantuwaat longet yi nga xëy na gis-gis yooyu jafe-jafe Bamba Fall seq na waxtaan ak yéenekaay bi Soham Wardini tamit mi ngi ci yéenekaay bi naka noonu Diouf Sarr ak Pape Diop mel ni kon gars yi daal ñu ngi ci campagne bu baax a baax. Walf Quotidien. boobee campagne ba léegi mu daal di seq waxtaan ak Mame Mbaye Niang moom it di xëccoo ville bu Ndakaaru am na ay dëgg yoo xamante jox na ko mu daal gis nga ko moom nee na bëggul Benno Bokk Yaakaar daal di gagné
gis nga ko loolu rek quelqu'un comme Diouf Sarr nee na mënu koo jiitu ci yooyu élection l'opposition tamit gis nga ko ay maire la pour xeexee ko loo xamante tamit gis nga ko lee à l'école bi dafa jàpp ni kon dañ koo détourné 95% des Benno travaillent exclusivement kon pour conforter leur position muy ay kàddu yoo xamante ni moom Mame Mbaye Niang daan na ko yëkkati ci yéenekaay bi di wàll. Les Échos ba léegi musiba la kii sunu naataango la kon di doomu Sénégal Pape Fall la tudd ca forêt amazonienne nekk ca Brésil da doon dem États-Unis kon jaar ci yoonu suuf yi ci lañ ko daal di boomee bal loolu la daal di gis et puis Sonko kon gis nga ko mi ngi banaliser li nga xamante mooy administrateur civil wante nag Lat Diop moom dafa jàpp ni ab sàcc la muy kàddu yoo xamante yëkkati ko ci xëtu yéenekaay bi. aywa bés bi le jour daal di ñëw moom ci génn àdduna kii di ancien président bu Mali di Ibrahima Boubacar Keïta mu mel ni kon rek xaw naa baissé tension ba amoon kon ca fitna ga diggante rawatina CEDEAO ak yu ni mel ñoom nag CEDEAO ngi nii ak ONU ñi ngi woote rek dialogue interrogation nag sur la présence des chefs d'État jëm kon ci dëju kii di Ibrahima Boubacar Keïta kaddu yu Sonko ak maître Doudou Ndoye moom nee na li jëmoon ci proposition de loi criminalisant homosexualité scandale la. aywa L'As quotidien. L'As ba léegi rek ak gis nga ko campagne électorale baa ngi noonu kon gars yi ñu ngi ci dernière ligne droite bi Ismaïla Sarr a ngi nii kon moom rek moom moo des kon ngir rek fekki gaynde ya lii nag ab mbir la boo xam découverte ca Bafoussam kii 47 ans la am na ñaar fukk ak ñaari soxna moom mooy directeur des mines jamono jooju tamit gis nga ko moom mooy roi du Balang muy loo xamante ni kon journal bi def na ci dossier daje ak moom fële ca Bafoussam. Vox Pop ba léegi rek ak Sonko mi nga xamante ni taxé na Lat Diop ak Aliou Sall ay sàcc lan nee na nag bu xam naa après 2024 bu Macky daanoom ñoom ñaar ñi danañ dem ndungu siin fitna am ci campagne bi rawatina ci Rufisque Nord kii nag Fallou Samb la tudd benn boo yaakaar la nekk dañ ko fekk këram taal ko gis nga saal ba daanaka benn fauteuil ji des lu ni mel leen nemmeeku également ci benn candidat boo xamante ni mooy PPC seen leader incha allah mooy su nekk suñu gan faat yi incha allah waaw Seydou ci kanam Diouf voilà Source A ba léegi ñëwaat ci campagne bi ak Doudou Wade mi nga xamante ni seq na waxtaan ak yéenekaay bi ñëwaat kon ci candidature am yéeneem ak jaar-jaaru sax yéene boobee candidature depuis 2002 ba léegi Diouf Sarr moom bu doon mbedd may fale jàpp na ni kon mooy maire Dakar nee na mooy maître de la rue Pape Biteye mi tamit gis nga ko mook ba rax ma ñoo nekk bopp liste ba fële ca Kaolack ñi ngi ci xëtu yéenekaay bi. aywa Sud Quotidien ba léegi dernière ligne droite comme Nicolas waxee rek jëm kon ca boobee campagne électorale Aliou Cissé kon tient son groupe au complet gars yi feebaroon wéru nan IBK moom dem na yàlla ko yàlla yërëm. aywa amiin yaa rabbi record daal di ñëwaat rek ci Kalidou Koulibaly kon ñëwaat na ci axe bi li doon xaar ci moom ci défense bu baax a baax ngeen koo feere Brassard capitaine itam daal dina koy jëlaat Edouard Mendy moom mooy nekk ci camp yi ëllëg buñ sukkandikoo ba léegi ci yéenekaay bi Lions yi daal ak staff bi testé na leen négatif une bonne nouvelle Nigéria moom 8e de finale Algérie dem moom dans la tourmente ndax rek surprise générale dému Guinée équatoriale moom moo leen duma benn bal ci dara lan moo dal suñu attaque bi gis nga ko noonu kon muy Famara Diédhiou Boulaye Dia ba sax ñoom jàllo ñi ba léegi daal gars yi mënagunoo dugal loolu nag ab laaj la boo xamante daal dina koy samp jëm kon ci rek tële ngir rek mën a génn Sénégal ci jafe-jafe yi et puis tamit bonne nouvelle de retour des Lions Algérie gis nga kon ñoom Riyad Mahrez ñi ngi yëkkati seen bopp rek dafa mel ni kon au bord de l'élimination précoce boo saaga noonu mën na am buñ tasee ak Côte d'Ivoire dina leer. aywa sunu lamb ba léegi rek jëm kon ci prochain adversaire de Balla Gaye les amateurs nag kin bëgg mooy mu daje ak Gris Bordeaux gis nga ko loolu ñoom Maysa Diop ak Abdourahmane Sow kii borom xam-xam daal Sophie Touré ñoom daal ku ci nekk wax nga sa xalaat nan nga bëgg kon Balla Gaye daal di bëree. ëllëg lay doon incha allah. très bien jigéen ñaa ngi ci lamb ji ñu ngi ci front yëpp man. moom day jaay portable mais joxe na xalaatam. c'est important merci beaucoup Chérif. waaw moom bu sañoon nag quand même. Boy Niang lay daje. Balla Boy Niang un combat inédit. voilà mu ngi noonu merci beaucoup Chérif ci yéenekaay yi ak la ñu xëyee pàcc bu njëkk bi ñaari actualité yu ñu fas yéene waxtaane benn bi muy dernière ligne droite bu campagne bi beneen bi Cheikh Tidiane muy la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 ca Cameroun hier quand même c'était une journée avec beaucoup de surprises Guinée équatoriale qui s'impose devant le champion en titre l'Algérie. Beaucoup de surprises